dajale tey nag yàlla ngi dogal samedi passé lañ dem kër Instant Fall doon dem pour seete ji ko nuyu ko bi ñuy ñëwee ci yoon bi vraiment ak ni accueil bi demee jakartamaan yi gunge ñu bañ egg kër Instant Fall ñu jóge fa ñu gungewaat ñu ba andi ma fi sama buntu kër comme ni ko Ahmed waxee léegi nii yàlla def na depuis très longtemps Jéliani souhaité woon na pour ñu toog am jataay bu mel nii mais tey la ko yàlla dogal man ku ma xam aussi xam ni ci fédéral laa xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg ndax Tivaouane benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar te damay faral di wax ni bu ñëpp booloo doon benn lu ñu bëgg ci Tivaouane yàlla mën na ko def man soo gisee ma jóg ci politique tàll sama loxo ni woo naa képp kuy doomu Tivaouane ka nga nekk opposition ka nga nekk société civile ka nga nekk activiste ak loo mën a nekk rek nee naa tàllal naa sama loxo doomu Tivaouane pour ñu àndandoo liggéey Tivaouane du affaire parti politique affaire Tivaouane la affaire doomu Tivaouane la li ma ci sant yàlla mooy ku ma mën dajeel comme muy association yi nga xam ni tey ñooy les étudiants yi dëkk Tivaouane mis naa toog ak ñoom fekk yàlla defoon ñu am ñaari association xam dañu ma souhaité woon rencontrer pour ñu jàppale leen ci seen ay tolof-tolof ma fexe ba réunir leen sama bureau Dakar ñu toog waxtaan man leen ndimbal bala muy yomb dafay nekk mu doon benn association mais su fekkee dafa xar ñaar pour jàppale leen dina xaw a difficile su ma sañoon ngeen doon benn waxtaan ñëw ma aussi tamit ci biir étudiants yi pour jaxase leen ndax bi ma ñëwee fekk naa fi ku nekk naan may étudiant diw may étudiant diw may étudiant diw man leen loolu taxuma fi ñëw li ma tax a ñëw mooy doomu Tivaouane laa ñëw pour jàppale si te yàlla dimbal na ma aussi ci politique élection musul taxaw ba ma ñëw taxaw ni benn étudiant kaay jàppale ma ci lii wala kaay jàppale ma ci la noonu aussi la yàlla dogale aussi tamit mu dal ma aussi ci yéen ñi nga xam ne yéen la recevoir muy li jakartamaan yi comme ni ñu waxee ku nekk nag fu la neex mën nga far bu jóg jotee nga jóg bu taxaw jotee nga taxaw ànd ak ki nga xam ne moom la yàlla booleel mais damay jàpp ne bu Tivaouane soxlaa rek ñëppay ñàkk donc jakartamaan li ma leen di wax mooy je pense que ñëpp wax nañ ko mooy ngeen doon benn tey keroog bi may jël kàddu ci kër Instant Fall dama ni association de jakartamaan pare naa pour recevoir leen samedi pour ñu waxtaan bi mooy pour déglu leen déglu seen ay préoccupation xool luñ ci mën pour jàppale leen ba ngeen mën a exercer seen liggéey bi mais ngeen exercer aussi dans les règles de l'art maanaam respecter aussi tamit li nga xam ni tey moom la code de la route wax moom la aussi autorités yi tamit digle yàlla bi mu defee keroog tamit comme niñ ko waxee ngeen sol ay gilet tey offert par Abdoulaye Ndiaye Ngalgou Instant liggéey ci liggéey bu rafet ma ni leen dina leen jàppale à hauteur de 500 000 francs pour ngeen def ko seen biir kees ma ni leen aussi dina waxtaan ak yéen fas yéene naa doon seen avocat pour coono yi nga xam yéen a ngi koy dund wala yéen a ngi koy jànkonteel au niveau de la police ñu mën a waxtaan bu jaree ñu dem toog ak le préfet def ci benn CRD sax ñu toog waxtaan xool problème yi nga xam yéen a ngi koy dund ñoom aussi ñu wax li ñuy bëgg ak li ñu bañ ñu fexe ba ñu ànd ci loolu je pense suñ ko defee ñun ñëpp dinañ am jàmm. beneen bi ci topp mooy démb bi ma ñëwee dama ni Mbaye Samb ak Pa Moussa man leen bëgguma ñu poser ay actes yoo xam ne après day am ay frustré ndax ñi dawal jakartamaan ci Tivaouane bari nañ dama Instant wax keroog nee na ma peut-être mën nañ toll ba 1000 et quelques personnes yoo xam ñi ngi dawal jakartamaan 1500 personnes la wax tey 1500 personnes yi mënu ma ci teggi 50 personnes rek ni kat jakartamaan ñii ñooy jakartamaan ñii laa war a jàppale moo tax ma ni kon su ma sayoon mu yaatu ba ñëpp ñëw ñu toog waxtaanandoo xool lan lañu mën def ba jàppale leen xool lan lañu mën def aussi ba échanger ci seen liggéey lan lañ ci mën def aussi andi ko ci ay solution ba seen liggéey mën a yomb yàlla def na comme ni nga ko waxee samedi bi ñu leen waxee dina jox 500000 lundi bi yëkkati na 500000 francs yi mu jox leen ko tey association baa ngi fii ni ñoom 500000 yooyu gisuñu ko
ndax ñee ñoom ñoo ñëwoon ñoom lañ ko jox man nag pour defar dinaa tegaat beneen 500 000 francs jox ko association bi mu nekk loo xam ni pour ngeen booloo doon benn la te buñ jógee si lii su ma sañoon ngeen waxtaan doon benn di yëkkatandoo du tegandoo bokkul nag ak nga ni man diw laa àndal si politique ku mu neex tu es libre ànd ak Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ku mu neex aussi tu es libre dem ànd ak keneen du tere aussi lii ñuy def aussi ñu arrêté ko du tere aussi lii ñuy def aussi ñun dañ naroon def ku ànd ñun bu mu si am doxewuñu noonu ay doomu Tivaouane lañ jóg pour jàppale ay doomu Tivaouane lañ bëgg aussi seen liggéey jëm kanam te en dehors de affaire jakartamaan yi waxuma sax jakartamaan Tivaouane kese bu Sénégal yëpp lay waxal yàlla def na ay ndaw ngeen mënoon ngeen a dem defi leneen dugg si géej gi mënoon ngeen a doon leneen loo xam ni tey ku leen gis ni cam mais yàlla def na tey jib lijjanti ngeen ba dajale seen xaalis dem jënd jakarta fexe leen ba loolu na ngeen ko sellal fexe leen ba loolu aussi bu leen si kenn yab li liggéey bi laaj ngeen def ko li liggéey bi tere aussi ngeen bàyyi ko ndax mënoo ni da ngay dawal jakarta bëgg ko mbubboo alors ko dawla jakarta yaa ngi am leneen loo xam ne liggéey boo xam yaa ngi ko def xam ne wóor na leen ku la si fekk sa kaso xaj na si wala sa dee sa xaj na si donc loolu maa ngi leen si wax ngeen bàyyi si xel bu baax a baax beneen bi si topp tey en dehors de li ngeen nekk di jakarta yi ngeen dawal yàlla def na le président de la République monsieur Macky Sall bi événement yi amee génn na wax ak Sénégalais yi ni déglu naa jeunesse bi seeni problème dégg naa ko te li ma jóg pour wut solution pour saafara seen ay problème mi ngi génne une enveloppe de 350 milliards de francs CFA destiné ko si wàllu formation si wàllu création d'emploi di wax yéen ñi nga xamante yéen a ngi dawal Jakarta liggéey la certes mais war ngeen ko bën boole ak leneen si wàllu formation tey yàlla def na aussi tamit am nañ ay bourses yoo xam ni tey lancé nañ ko 80 bourses yoo xam ne am nañ ko 40 en boulangerie et 40 en pâtisserie te loolu bëgg nañ képp koo xam ne intéressé na la nga inscrire si lépp loo xam ne tey war nga ko def amul dërëm boo siy fay bu dee li nga war a joxe pour dugg man jël naa ko en charge pour jàppale leen si loolu donc li ñuy demandé rek mooy document yi nga xam moom la ñuy laaj ñu fexe ba matal ko bourse yooyu tey boo ko defee formation bi 6 mois la su formation bi jeexee ñaari possibilité am na ñu accompagner la fexe ba nga ubbi sa boulangerie wala sa pâtisserie financer la nga am matériel bi dérouler sa liggéey bu dee loolu aussi mi gënul la nañ fexe ba insérer la nga am orienté la foo xam ne di nga mën dem nga liggéey fa que muy fii que muy Dakar que muy Mbour que fu mu mën nekk rek ñu fexe ba dugal la fa formation yi aussi noonu lañ ko fas yéene yaatal si wàllu mécanique si wàllu conducteur d'engin si wàllu maçonnerie si wàllu industrie si wàllu sérigraphie si wàllu audiovisuel formation yëpp tey bëgg nañ tey Tivaouane taxawal fi loo xam ni tey buñ ko fi andee muy centre de formation ci li suñuy projet la bokk ñu fexe ba doomu Tivaouane lañ la mën a former ba nga xam bu ñu génnee ku nekk di nga am fu ñu la mën a orienter pour nga mën a daan sa doole. beneen bi nga xam ne aussi tamit beneen message bi nga xam bëggoon nañu profiter ci occasion pour lancer ko mooy ni ma ko waxee gis ngeen fan yi passé dëkk bi xawoon na tàng trop et événement yu méttee métti am fi ku nekk jaaxle te dama bëgg ñun ñëpp ñu yeewu am réew kenn du ko laaj ci fitna kenn du ko xëccoo aussi ci fitna et je pense que ñi fi jiitu wane nañu yoon bi Abdoulaye Wade je pense que am na message bu mu waxoon te boobu bi muy opposé boobu metti woon na lool mu ni je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au palais dem élection gagné démocratiquement ñu fal ko président de la République du Sénégal si loolu Macky Sall jàkkaarloo ak moom dem élection nekk président de la République du Sénégal ma jàpp ni ku bëgg aussi réew mi da ngay dem élection waaye du ay xeex ngay laajeem am réew du am xeex aussi ngay wax naan ngay jële am réew réew mi bu tàkkee ñun ñëpp la tàkkal je pense que loolu baax na ñu bàyyi ci xel te yéen ñi nga xam yéen dawal Jakarta yor ay deux roues gis ngeen bi affaire bi amee ñuy def arrêté di bëggatuñu gis benn deux roues buy daw te loolu
waruñu nangu war leen a nangu kenn bëgg def liggéey bu salte di ko jaarale si yéen ñi yor deux roues yi je pense que loolu aussi ngeen bàyyi si xel. Tivaouane gii laay commencé ñoo ko bokk bu tàkkee ñun la tàkkal su baaxee ñun la bàkkal ñun bu bonee tam ñun la bonal donc li may wax rek mooy Sénégal yi nañ yeewuwaat ñu respecté ki nga xam ne te yàlla teg na ko fi mu dem élection gagné ku bëggaat aussi tamit laaj réew mi ku nekk am nga droit laaj ko mais dañuy xaar bu moment bi jot ba date bi jot muy élection jotee ku nekk mën nga dem taxaw laaj ki nga àndal nga ànd ak moom je pense que moo gën ñuy xeex fii xeex fële sànni fii taal fii ndax li yàqu yëpp ñun la yàqul li fi xew Tivaouane tey boo xoolee si station Total bi nekk fii tey problème la da ngay bëgg a jënd carburant sax mais il faut nga dem fu sori pour dem jënd ji ko kan moo perte yéen ñi nga xam yéen a ngi yor seen Jakarta foo leen dañ jëndee carburant fu fii moo leen gën a jege yéen nekk si Carrefour yi tey boo leen bëgg a jënd carburant yéen a ngi dem ba si EDK ba wala ngeen dem ba si sortie Tivaouane pour mën ko jënd je pense que loolu baax na pour ñu bàyyi ko xel donc li may wax rek mooy si gàttal maa ngi ko une fois de plus maa ngi leen ñaanat vraiment ngeen àndaat doon benn bokku ndey bokku baay li nga xam ne aussi tamit yéene nañ ko si seen association bi incha allah dinañ amat beneen jataay boo xam ni bu nit yu gàtt rek ñu waxtaan xool bu ñu waree ànd seeti préfet ñu ànd dem seeti waxtaan ak moom xool ba leen di dimbali ba ngeen nekk liggéey seen liggéey dans de bonnes conditions incha allah ñu def ko donc maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam di leen santat aussi bu baax a baax di sant aussi tamit Jëliyaani ngeen nuyul ñu ko ñu sant aussi tamit ki booy séeréer mi aussi tamit vraiment si taxawaayam mais di leen ñaanal rek ngeen doonaat benn Ahmed Law mi comme ni ko Pa Moussa waxee bi mu ànd ak man defe naa ni kenn ñëwul sax ba tey jii si loolu la nekk suba ak ngoon su ma gis yëpp sama xel mi ngi dal si moom donc Ahmed aussi ñu ngi lay remercier sa taxawaay donc di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah